asalaamaaleykum beneen yoon ñu ngi jiital suñu nuyoo ci ki nga xamante ni mooy suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Idrissa Gueye bi nga xamante ni moo fi teewal ñi nga xamante ni ñooy kilifa diine yi ci dëkk bi ak ñi nga xamante ni mooy imam ak ulama yi di teg ci nuyoo bi le maire de la ville bi nga xamante ni mi ngi noonu di dem le premier magistrat de la ville di nuyu aussi docteur Amadou Ndiaye mi nga xamante ni nekkoon na fi sànq mais amoon ay yeneen obligation yoo xamante ni moo ko woo di nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci différents corps de métier yi nekk fii et en premier lieu ñi nga xamante ni mooy la marraine bi nga xamante ni mi ngi fii maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu aussi les chefs d'entreprise yi fi nekk surtout les chefs d'entreprise de presse puisque aujourd'hui c'est la presse qui a l'honneur di jiital ci nuyoo bi le président directeur général groupe Prestige monsieur Pape Doumbia di ci toppal monsieur Habib Kane bi nga xamante ni mooy yor le réseau bi nga xamante ni mooy réseau de développement bu la région de Thiès man nag sama kàddu dama koy jëme premièrement ci li ñuy tuddee presse ndax je pense que presse am na rôle bu am important bi nga xamante ni mi ngi koy jouer ci li ñuy tuddee les phénomènes sociaux bi nga xamante ni ñu ngi ciy dund et tous les phénomènes sociaux yu am Sénégal ci wàllu évolution depuis les indépendances les journalistes dañu ci jouer un rôle plus ou moins important et Thiès dafa ñëw ci at yi ñu mujj ci fukki at yi wala ñaar fukki at yi nii jàpp naa ni à part la capitale sénégalaise qui est Dakar Thiès ci wàllu presse je pense que c'est une région ou une ville enviée plus ou moins enviable et bëggoon naa ministre fekk ko le maire le premier magistrat de la ville Thiès fekk ko mais damaa jàpp ni Thiès jot na aussi journalistes yi ñu utal leen maison de la presse au plan local ndax dama gis ci seen liggéey ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci terrain bi ñu def liggéey bu am solo mais pour ñu mën a am des outils ak les mécanismes nécessaires pour traiter l'information à temps et mun ko envoyer au niveau national parfois xam naa ci lu bëree bëri que am na ci ay jafe-jafe ceux yi nga xamante ni les exceptions qui ont réussi à mettre sur pied des entreprises avec des moyens considérables defuñu ko avec des retombées un retour sur investissement mais ils l'ont fait avec des investissements propres et souvent sax xaaruñ ci leneen parce que dañ ko def pour des investissements de la presse et gis naa ñun on a été plus ou moins avantagé dans le cadre de ce domaine ñun Y'en a marre amoon nañu fa ay sites yu ñu yoroon pendant 7 ans et j'ai constaté que d'autres organisations ñi ngi am des mises à disposition concernant des édifices publics mais je pense que la presse le mérite amplement plus que nous autres parce que parfois nous aussi nous jouons un rôle partisan et la presse vraiment amul une partisanerie nécessaire parce que gëm naa ni loolu ce n'est pas une demande mais c'est une obligation au-delà des associations des mouvements de femmes des mouvements féminines la presse doit avoir une maison ou un local au plan local loolu bëggoon naa vraiment insister ci pour que mu doon benn plaidoyer beneen bi aussi mooy damay remercier mon frère Chérif di ko encourager parce que tubaab bi dañuy wax naan travailler ce n'est pas seulement d'être un employé mais c'est aussi et surtout d'être un employeur beaucoup des jeunes de notre génération dañ naan je n'ai pas d'emploi alors que dañu war a xam ni nous sommes dans une dynamique nouvelle boo xamante ni dans ce pays actuellement il est beaucoup plus facile de créer d'être un employeur que d'être un employé et il est plus facile aussi et plus ou moins avantageux d'être un employeur que d'être un employé parce que aujourd'hui la précarité dans l'emploi se présente parce que dafa demee noo xamante ni ñuy dugg ci marché de l'emploi au plan local et national dafa bari donc su réussir ci en un temps record mu am au moins une entreprise de presse avec 10 personnes en tout cas moi j'ai été surpris de voir tout le nombre de ses collaborateurs beneen bi mooy fi may daanele mooy c'est sur le plan politique je pense que xëy na ce ne sera pas des réponses mais juste des précisions que ce que nous faisons c'est une responsabilité citoyenne du ñu ñoo xamante ni xëy na dañuy sànni xeer wala dara mais nous jouons un rôle de régulation sociale c'est vrai que parfois les politiques ils ont des demandes à faire concernant des positionnements mais nous restons fermes à nos principes et nous ne varions pas c'est-à-dire que ñun nous sommes pas contre un chef de l'État nous sommes conscients que le président de la République c'est le président de tous les Sénégalais mais nous avons des demandes et des recommandations yoo xamante ni nous restons sans équivoque et nous le ferons avec respect avec considération des institutions merci beaucoup. fa ala Dahomey fi ñu ma joxe kàddu gi ki ko moom egsi
madame Mariko Khadioum ñu ngi lay dalal maa ngi lay invité nga egsi fii parce que moom mooy suñu présidente mbootaay bi ëmb journaliste yi nekk fii si Thiès tubaab di faral di wax la valeur n'attend point le nombre des années. mais nag Babacar comme dafa door gisuma woon Khadioum madame Khadioum yegg si Babacar du dagg ay kàddoom d'accord ngeen ak man. foog mu barkeelu bu baax a baax daal di jox doo ko jox madame Khadioum def naan loolu mooy gën a jekk boo ko ci d'accord tàcc leen loolu ma xool. Papis jërëjëf xam nga sotti seeg def si la c'est tey ñun ñoo aaye dalal suñuy gan donc ñun kon amuñu si kaddu di rafetlu jataay bi yëpp parce que Chérif mi ngi si yoon bi du ma ne xale la mais dañuy faral di wax xale bu loxoom setee mu mën a ànd ak mag ñi. mais également suñu consoeur suñu présidente Khady vient là si wàllu peut-être xale la mais si métier bi macha allah du si xale c'est loxoom senn bi ñu demee ba gis aussi war na mën a jiite association bi xool tey jii lan moo war a doon rôle tas xibaar surtout fii si Thiès maam Saliou Ndiaye léegi wax na ko Thiès am place bu am solo si échiquier national bi côté média amuñu dara lu ñu envier yeneen régions yi surtout capitale bi donc bu ñëwee du ma def leneen dama koy jox kàddu gi parce que wax bi benn rek la mooy encourager Chérif xam mi ngi si yoon bi c'est tey activité yi bare na mais dama ne bu ñu keneen ku xewle parce que tey ñun ñoo aaye donc dama koy jox kàddu gi dalal ko soxna Khadioum di fàttali moom RTS la ne di fa journaliste di def liggéey bu rafet ñu wóolu ko aussi jox ko li nga xam ne moom mooy association de la presse locale mu jiite ko depuis des années mais ñun ñoo ne ko doyaluñu demal doxalal ba saa yoo bëggatul parce que soxlaatuñu beneen candidat fii pour mu remplacer ko parce que liggéey lañ koy doyee mi ngi koy def macha allah madame la présidente vous avez la parole. Et félicitations d'abord à Chérif vraiment li ñuy wax rek parfois temps dalay nax vraiment bëggoon naa nag ci ñiy dalal gan yi ma bokk ci mais da ngay xëy suba rek dugg Dakar daal di fay càng looloo ma dal moo tax ma yegg si fi heure bi mais yaakaar naa ni Babacar li mu fi wax mënoon naa cee bañ a dolli leneen ndax yaakaar naa ni Babacar si je suis devenue présidente de l'association des journalistes de Thiès c'est grâce à lui parce que ñoom mënoon nañoo candidater mais ils ont porté leur choix sur moi et depuis 2017 si je me souviens bien je suis à la tête de cette association. Aujourd'hui Chérif moo aye vraiment on lui dit félicitations et bon vent parce que ba mu commencé c'était un peu dur et c'est normal dans le milieu de la presse c'est normal au moment où l'on parle du code de la presse c'est normal que les choses soient difficiles surtout quand on veut rendre la bonne information surtout quand on veut rendre l'information en respectant l'éthique et la déontologie. C'est pourquoi c'est pas du tout facile. Aujourd'hui, il est dans le milieu, il a toujours été dans le milieu. On lui dit félicitations et vraiment félicitations à ses partenaires qui sont là. Je vois Doumbouya, un partenaire de la presse locale. Je vois les autres partenaires comme Y'en a marre. Je vous dis vraiment merci pour le soutien que vous apportez à Chérif. Merci aussi à tous les journalistes, à l'ensemble des professionnels des médias qui sont là à Thiès. Je vous le dis, ils abattent un travail titanesque parce que Thiès et Dakar, c'est 70 km, il n'y a pas de fossé. Thiès est une ville très politique. Et quand c'est politique, c'est difficile, surtout pour nous les journalistes. Parce que quand tu es avec l'APR, tu es avec l'APR. Quand tu es à le PDC, tu es de l'opposition. Alors, si tu es un professionnel des médias et tu parviens à rendre l'information le juste milieu, je dis bravo à ces journalistes qui sont là, à ces caméramans vraiment qui rendent le travail très 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 facile. Merci beaucoup et merci, félicitations encore une fois Chérif. Félicitations à Papis Diallo, il pouvait parler à mon nom, il peut le faire et il le fera bien. Merci beaucoup à toute l'assistance. Salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di nuyu ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ci autorité yi nga xamante ni dem nañ ñi nga xam tey ñi fi nekk comme suma xarit Habib Kane di nuyu Ndiaga Diaw di nuyu sunu grand Ousseynou di nuyu la presse ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal tey Chérif nag mën naa wax ci moom lu bari parce que mën naa ni cheminé nañ tuuti parce que mën naa ni bi may créer Prestige mën naa ni moom moo ma jox courage Prestige bi ngeen di gis mën naa ni Chérif la
parce que boobu je me souviens très bien ma joxe benn anecdote damaa génn ci benn banque ma fekk mu taxaw ci bunt bi sama benn xarit bu ma àndaloon ne ma kii de xam na dara ci affaire presse ma ne ko kan la mu ne ma kii boobu xaw ma sax luy presse ñu woo ko mu ñëw mu ne je me souviens bien lu mu waxoon moo pour moom man de damaa bëgg a dem Dakar def affaire presse kooku ne ko kii de mbirum presse lay wër mooy Doudou Diallo moo ma boole woon ak Chérif depuis booba nag ci lañ commencé ànd di cheminer caméra bi ma njëkk a jënd Chérif moo ko jëndi Dakar ak micro bi li ma gën a neex ci Chérif mooy Chérif moo doon filmer moo doon monter moo doon def lépp benn caméra lañ amoon moo doon dem di monter di ko filmer teg ko door a ñibbi këram donc dafa baax ci événement yu mel nii su jotee ñu koy rendre hommage parce que dafa defar ba mu baax yaatal ba mu rafet bi muy bàyyi daf ma woo ne ma directeur ma ne ma dama la bëgg a gis c'était devant Mbengue ma ne ko ah yow de ñi ngi ñëwee tey xam naa ne doy na waar mu ne ma waaw tey daal damaa gis ni fu mu toll nii gisatuma sama bopp ci kër gi ma ne ko mais Chérif lu xew mu ne ma non bàyyil noonu rek damaa bëgg a bàyyi quoi dama sama bopp jot na ma ne ko ah kon daal sa loxo ma ñaanal la depuis boobu ci la dem nekk ci yoonam di ko féliciter di ko ñaanal aussi lenn rek laay wax Chérif parce que li ma koy wax soo gisee ma ko koy wax parce que dañ ma ko wax nit ki nag suñ la déyee dara soo paree da nga ko war a joxe transmettre te loolu le maire Talla Sylla laa bëggoon mu fekk fi moo ñu ko wax parce que presse dafa nekk lu sensible dafa nekk loo xam ni kàddu la te bal fetal la boo déggee tell bi rek mooy deewoo presse noonu la demee moo waxoon ñu ne ñaar yëpp laa leen di dénk bu leen tooñ parce que soo bëggee am dëgg doo tooñ depuis boobu ma tëdd nelaw yeewu defoon benn article ñu ngi ko jëlee woon ci sëñ Moustapha Sy ba mu benn sortie bu mu defoon ma gis ci benn article na ko Chérif supprimé ko mu supprimé ko depuis boobu laa xam ni presse dafa am doole parce que li ñu dugal même pas 5 minutes jot nañ ci appel yoo xamante ni ñëw ma ko sax wax fii donc ñu ngi koy ñaanal di wax ni dugg na ci métier bu métti bu méttee métti parce que je dois dire que gis naa sunu grand bi dugg si léegi say Latir man mën naa ni moo ñu ubbil yoon bi donc jot na su ñëwee fii ñu nuyu ko sargal ko bu baax parce que métier mi ñun ñoo ko bokk ñoom suñ ko tilimaloon ñun bu ñu ñëwee dañuy tiit mais bi ñu gisee ñoom dañ ko rafetal donc ñun suñ ñëwee dugg ci mbirum site internet jàpp naa ni bu ñu dajeek ñoom war nañ leen a sargal di sargal suñu grand ñoom Babacar Ndaw c'est une fierté ñu leen di déglu ci à travers la presse jusqu'à de nos jours man bëgg naa ni bokk nañ ci ñu gën a inspiré tey nag ñu liggéey ci liggéey ba toll fii ñu toll nii jàpp naa ni li ñuy wax Chérif rek mooy ah ñu koy ñaanal mu gën a wàññi xadar bi man am naa droit ne ko wàññil xadar bi parce que liggéey naa ak moom ne ko nag fee daa am ko fa nekkoon ni fii yow rek la donc na nga xoolaat mbir mi bu baax na nga moytu comme ni ko xat yi waxee na nga déglu nit ñi parce que dafa sensible ñun nag Thiès moom dafa nekk Carrefour nag boo xoolee dafa ko compliqué soo waxee ñu ne fii la far boo waxee ñu ne fële la far mais néanmoins nit ki moom sa objectivité fekk yaa ngi ko yor garder sa ligne lépp lu waay wax rek du la impressionné donc ñu ngi ñaanal ñëpp di ko remercier ba beneen yoon. jaajëf maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di sant ñëpp di kontaan aussi ci honneur bi nga xam ne am naa ko ñëw ci manifestation bu mel ni nga xam ni ci wàllu presse lay wax muy wàll bi nga xam ni man en fait maa ngi ci yëngatu depuis plus de presque de 20 ans maa ngi ci yëngatu parce que on a démarré notre carrière avec dëkk bi El Malick Seck qui fait partie des pionniers de ce métier quoi du journalisme donc foofu nañ jógee am amour ci métier bi
donc booy xool premier journal bi am Thiès ñu ngi ko doon wooyee dëkk bi El Malick Seck moo ko fi instauré ci la ma jëloon man ma bokk ci journaliste yi koy gérer ba internet bi ñëw nag nekk mbir mu bees ci biir Thiès may ñu opportunité aussi ñuy communiquer ak àdduna bi parce que bu njëkk ba journal moo fi amoon ak rajo donc c'était très très difficile pour nga def presse parce que il fallait que nga am moyen donc internet dafa ñëw ubbi affaire yi may possibilité jeunes yi nekk ci dëkk bi ak ñi nekk ci dëkk bi Thiès ñu mën a exprimer wu avec peu de moyens ñu leen di dégg fu nekk wante nag comme ni ma ko déggee sànq métier presse dafa métti parce que dafa am ay contraintes am ay affaires yi nga xam ne da nga ko war a respecter ba pare wane l'exemple damay nettali benn anecdote en fait invité woon nañ ma ci fête bi mais dama tëb soluwuma sax parce que maa ngi woon ci liggéey bi dama tëb ndax fàtte donc ne taxawal lii moom mënuma koo wute quoi bàyyi lépp li ma doon def ñëw donc ci situation boobu laa ñëwee fii pour vous dire que tout le temps 24 heures sur 24 da ngay liggéey boo liggéeyul information yi dañuy romb te nit ñi duñ ko xam donc muy métier bu métti nga xam ni Chérif dugg na ci te Chérif ci ñun la commencé donc bi ñuy commencé boobu dañoo amoon benn site internet buy door di débuté Thiès ñëpp xamoon ko Thiès Info booba bu ñuy def manifestation sax daaw ñu invité parce que dañuy wax site internet bokkul ci presse bi loolu nañ ñu doon dàkkantale mais ñu toog rek jàpp xam ni aussi l'avenir appartient à internet donc ñu jàpp ci ba fi mu toll tey nga xam ni plus de 20 sites ñi ngi yëngatu ci biir Thiès ku ci nekk ci domaine bu mu nekk donc may saluer également ci biir discours bi monsieur Pape Doumbia DG de Prestige ci témoignage bi mu def sànq muy wane aussi acte de grandeur di wane ouverture en fait ci waxam di wane ouverture parce que nit aussi boo reconnaître liggéeyu jàmbur rek mooy yow nit ku baax nga quoi bon milieu presse nag xaw na jaxasoo tuuti parce que concurrence la daw la njëkk a génne information mais du tere ñun ñëpp Thiès dañu war a am benn objectif mooy lan fexe ba dëkk bi avancé parce que di def presse aussi dëkk bi di reculer di dellu ginnaaw cela veut dire que ñun joué wuñu sunu rôle maanaam ku jóg nga bombardé ko wala ku jóg nga ne taxawal kii dama koy daaneel loolu taxul presse jóg presse li tax mu jóg mooy nga jouer pour le développement de ta ville maanaam lépp looy bind rek jéemal fexe ba muy nekk luy avancer loo dëkk bi am na yi nga xam ne nag journaliste mënu koo teree def mooy nga xool li nga xam ne day tardel dëkk bi aussi nga wax ci fànn boobu nag man souvent ci lay pousser ñi fi nekk muy journalistes yi parce que ñëpp xam nañ ni fu mu nekk nii gouvernement bi jël na ay mesures pour que journalisme bi gën a leer ñi koy def nekk ay professionnels may pousser ñun ñu koy ubbi aussi ñuy jël ay professionnels du métier nga xam ni tàggat nañ leen ñu xam li ñuy def nga xam ni comme ni ñu doon wax sànq ci xadar en fait affaire bi du xadar affaire bi mën sa métier la quoi nga jël ki nga xam ni mën na métier bi mu def ko correctement ñu jéem a tendre vers ça parce que bu ñu ko deful aussi ñun ñooy daaneel suñu métier waaw parce que mënoo yore sa comme ni ñu koy waxee rek sa ordinateur ku nekk nga ne da nga koy bombarder quoi donc loolu taxul presse jóg bon bu may dellusi ci Chérif aussi bi mu nekkee Thiès Info ba léegi nii maa ngi koy wax sax sama boy en fait les caméramans yi nekk ci sunu organe Thiès Info dama leen di wax Chérif en fait yenn saa yi mu battre leen ci ay photo yu leer bu filmer aussi nga filmer da nga naan kii vraiment li muy def mën na ko parce que toujours filmam booy xool quel que soit appareil bi muy yoree day gën a leer donc maanaam métier am daal mokkal na ko waaw te loolu boo ko xasee ba am ci multimédia parce que ñun ci multimédia dañuy agir binduñu ci journal waxuñu ci rajo maanaam ñun dañuy photo di filmer loolu bu ko nit amee rek am na base bi li ci des nag mooy nga sérieux gëm ni aussi yow da nga war a rendre ay service sa dëkk gëm ni aussi da nga war a def liggéey bu baax pour que sa dëkk jëm kanam gëm ni aussi liggéey bi concurrence la mais il faut que ce soit une concurrence positive toujours man loolu laay wax concurrence positive mooy lan mooy ma xool Pape Doumbia mu def dara ma ne naa def lu ko gën a baax mais du ma ko yàqal dara naa def lu ko gën a baax mais
du ma jéem a fexe ba moom li mu defar ma yàq ko parce que bu ma ko defee automatiquement dëkk bi day dellu ginnaaw man danaa espérer d'ici 10 ans mu am yeneen Sey Latir mais wala ñu ko gën a ay nekk ci dëkk bi di def lu gën a baax donc ñun ñëpp bu ñu mànkoo rek ku nekk def travail am sérieusement di ko def sérieusement ñu séparer ku nekk def métier am concurrence bi daal na nekk ci luy jëmale Thiès kanam donc loolu mooy parole bi nga xam ne amoon naa ko di ko lancé bi discours bi bett ma lool te mënu ma wax ci mbooloo également bind laa gën a mën ak toog ci kanamu ordinateur ma leen di remercier yi ñëpp je vous remercie. ah Aïssatou moom xanaa micro bi bu yàggee ci suuf la jëm de. Papis bàyyi li ngay def waaye waaw merci beaucoup maa ngi nuyu ñi ci kër gi yëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñoo fi daje balaa maa wax dara vraiment damay kontaan ci Papis Diallo aussi parce que tey wàllu presse moo ñu fi indi wante su may wax wàllu presse sama xel day njëkk a dem ci Papis Diallo parce que les activités yi nga xamante dama koy njëkk a def ñi ma njëkk a accompagner Papis ci la bokk kon vraiment dama koy remercier devant tout le monde ñi nga xamante ne ñoo nekk fii vraiment waaye ci loolu aussi may gën a kontaan parce que dama yaakaar ne tey waa Thiès ñoo fi daje ndax tey bëgg fàllu tey bu ñëwee ba def ma marraine journée bi dama naa ne daf ma yokk fierté daf ma yokk jom parce que li nga xamante ne ma ciy yëngu muy ci wàllu culture wàllu artisanat textile habillement di ci liggéey ci wàllu mode fépp foo xamante ne dem naa ko ci dëkk bi ci àdduna bokk wàllu mode moo ma fa yóbbu di ko développé yaakaar naa ñi nga xamante ne accompagné ne tam tey dama leen fi gis lu ci mel ne tey bu ma gisee Pape Doumbouya sama xol day sedd ndax saa yu ma ñëwee rek dina ma accompagner dina ma soutenir jàppale ma ba nga xamante ne li may dem dama koy ñeme kon vraiment su fekkente ne liggéey bi am na fu mu toll am na ñoo xamante dañ naan ñan ñoo nekk sa ginnaaw ñii ñoo nekk sama ginnaaw ma dellu si waat ñëw ci Sey Latir vraiment samay activité samay voyage bu xamante ne bu ma amul sa ku ma accompagner moom Sey Latir da ciy sonn ñëw naan ma ñëwal wax ñëwal jàpp ci ñu def nii ñu def naa donc vraiment sama liggéey bu fekkente am naa ci benn visibilité c'est grâce à eux kon dama leen di féliciter di leen encourager di jël ñoom ñaar ci seen tour ci wàllu presse bi yëpp di leen jox seen jaajëf parce que ci photographie yeeg ñëpp bàyyi ma kenn ndax ku wax la mode wax la visibilité wax la communication te ñi nga xamante ñoo nekk ci presse écrit bi nekk ci lépp vraiment à chaque fois dañ may soutenir di ma jàppale kon loolu dama ci kontaan bu ma delloo ñëwaat ci taxawaayu waa Thiès ci kilifa yi nga xamante ñoo ngi ci biir Thiès lu ci mel ni Habib Kane vraiment saa su ne nag damay ñëw au dernier moment sax laay wax du lenn loo xamante dama leen ci prévoir damay ñëw loo xam ne dama leen ci di leen ko woo à l'avance nee ne toujours damay ñëw loo xamante imprévu à chaque fois dañ ciy ñëw di ci sonn jàpp ci nag soutenir ak lu mu mënti doon vraiment li may wax chaque fois le Sénégal c'est pas Dakar Thiès dafa doon carrefour boo xamante ne ñun lu ne mën nañ koo am parce que jàmbaar yaa ngi fi gor yaa ngi fi kon Thiès jommul dara kon bu may gis ñii sama xol day sedd ndax saa su ne lu ma mënti nekk rek duma ko mës a ragal parce que su ma demee ci ñoom rek dañ may jox doole kon maa ngi leen di gërëm di leen sant bàyyiwuma kenn ba ci religieux xoolal sama sëriñ borom Thiès vraiment su ma ko woo sax dina ma woo di ma nemmeeku di ma ñaanal di ma ñaax kon vraiment sama sëriñ borom xasaayit di neex yi bàyyiwuma kenn ndax bu ma limee damay juum ñii ñëpp vraiment sama xol dafay sedd na trop ma ñëw ci Chérif nag day kenn koo xamante ne ci man comme ni ma leen ko waxee rek nit ki boo xamul noo koy def rek na mu la defa tax Chérif dafa mel ni ci man noo xamante ne dafa sori vraiment jàpp ci liggéey bi daal ndax man lu ma am sama liggéey laa am moo ma gën a lépp te lu ma am indiwaat ko Thiès parce que Thiès lay représenté fu ma dem je représente waxuma du ma wax sax Sénégal je représente dignement Thiès laa am doomu Thiès laa fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo kon lu ma am Thiès laa koy dellu si kon boo waa Thiès amee noo xamante ne téewee nañ ma vraiment damay kontaan bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñëpp bàyyiwuma kenn ku ma tudd ku ma tuddul ñëpp maa ngi remercier di gën a nag wax ne presse bi nañu gën a jàppale nit ñi communication bi aussi muy gën di rafet parce que wax moom saa yu génnee rek génn na bu ñaawee bu génnee génn na
bu rafetee bu génn na kon nag dañ leen di gën a ñaax rek ñuy rafetal communication yi di rafetal écrit yi affaire yi du xeex dañu xam ne technologie bi dafa gën a avancé donc kenn ku nekk rek war naa mën a defar moroomam war naa mën a xool liy yàq aussi mu gën koo mën a am nu mu ko defaree ba mu gën a rafet parce que dëkk aussi li koy soutenir presse bi ci la bokk ndax moo mën a génnee léegi loo xam ne day tasaara ci àdduna kon man na ma leen di ñaan daal lépp loo leen di communiquer rek ñu koy jëm a bàyyiwaat xel di ci bañ a topp yenn xol yi di ci bañ a topp yenn communication yi ba muy indi yenn impact yoo xamante ne dafay indi jiixi jaaxa xiiro ge ngaayo mais bu dul loolu daal man de vraiment Aïda Diarra bi maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla na barke mu saawaan ba ñëpp yëg ko merci beaucoup pour tout le monde merci. merci beaucoup maa ngi ñëw ñi fi teew ñëpp kenn ku ci ne sa tur ak sa sant man la madame Diop Virginie Thiam nekk responsable des femmes du mouvement And Alliance pour une nouvelle direction bu docteur Djibril Sarr donc ñëwal tey Chérif Mbaye bëgg fàllu doon ndaw bu am jom bu gëm boppam ndaw bu exemplaire fii au niveau de Thiès ñi ngi lay féliciter bu baax parce que def nga lu am solo tu as pu réunir crème Thiès bi yëpp fi mu ne ñoo fi daje tous yëpp nag ñi ngi fii daje fi donc yombul ci ndaw buy doog a jug man nag maa ngi fàttaliku bu baax a baax sama première kii bi ma mës a def ci caméra yow mi yaa ma ko filmé woon fële au niveau de Thiès Prestige avec mon oncle Mbeng mi fi toogoon léegi donc nga dalal ma fa may ma fit ba ma commencé am courage jotaay boobu nag la ko waraloon boobu mooy maa ngi doon defal plaidoyer ci affaire chemin de fer donc muy doon société bu nga xam ni dama fa yàgg def fa 12 ans donc sànq kii wax na ko fii ñu ngi ci ñaanaat bu baax monsieur le président de la république ne xam ni Thiès loolu rek mooy suñu problème en réalité chemin de fer bu ñu ko relancé waatee presque il y avait plus de 2000 agents yu nekkoon foofu présentement est-ce que am na 300 sax personnes yu fa nekk donc bu ñu ko relancé woon peut-être activités yi ndaw ñi dinañ am liggéey donc loolu suñu problème la ñun Thiès man naturellement loolu sama plaidoyer la mës a de émission bi ma njëkk a def Prestige Chérif mi filmé ma ci donc loolu la woon moo tax tey dama ci am fierté waat encore taxawaat ko fii di lancer waat plaidoyer boobu donc chemin de fer bëgg nañu ku ñu ko relancer ndax Thiès amul lu dul lool ak NSTS donc Chérif ñi ngi lay santaat bu baax di la féliciter di naw ci sa engagement bi nga xam ci jeunesse bi nga xam ni wane nañ seen bopp nit dañoo war a dëggal seen bopp tout le temps doo xaar rek état da ngay jug jéem a góorgóorlu sa bopp lii wane ne ko tey vous êtes un exemple à suivre donc docteur nag looloo tax moom ñu mel ni yow da leen di fonk lépp lu mu mën ci ñu ay ndaw ñu nga xam ni bëgg nañu suqali seen bopp ak seen entourage lépp lu mu ci mën da ko ciy def donc maa ngi santaat ñëpp vraiment ñi fi toog ñëpp Thiès daal moo fi daje Thiès en miniature comme ni ko kii waxee woon sànq di ñaan ni fi seen présidente bi waxee yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nekk ci presse bi ngeen gën a booloo ñun tamit ñi ne ci Thiès bi nekk ci kujje politique bi ak lépp dañoo bëgg tamit ñu boole suñuy doole parce que l'union fait la force kenn ku ci ne li ngay xëccu pour Thiès jëm kanam la donc loolu la rek ñun ñëpp ak ku mu mënti doon ak position boo mënti nekk pour Thiès rek suqaliku la donc yal na yàlla boole xol yi tàppe xol yi ndax ñun ñii ñoo toog fii di génn di kaf di ree di toog ci dans les plateaux waxante lu ñagas ñu génnee ànd kon les militants il faut ngeen xam ne aussi ñun benn lañu nañu toog rek waxtaan ci njekk ak teraanga ba lépp lu ñu bëgg Thiès lépp loo gis rek waxtaan moo koy sottal donc yal nañu yàlla suturaal ba lépp lu ñu bëgg rek ñu am ko Chérif encore une fois nous vous souhaitons une très bonne continuation donc jërë ngeen jëf. jërëjëf madame Virginie jigéen bu assistance bi yëpp jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xamante ni jërëjëf maa ngi nuyu assistance bi yëpp di ziar ñëpp donc rafetlu invitation bi nga xamante ni
Chérif xaaruñu pour mu woo ñu téléphone wala mu envoie ñu correspondance pour ñu ñëw ci cérémonie bi yàlla xam na ni ci panel groupe WhatsApp yi ñuy partagé ci laa jot gis information bi ma jël sama téléphone woo ko ne ko dégg naa da ngay lancé programme bi mu ne ma non sa carte d'invitation mu ngi ak man ma ne ko j'ai pas besoin de carte d'invitation parce que moom dañu bokkoon classe man ak moom dañu bokkoon classe ba pare mu nekk suma xarit li ñu lié du ay affaire u média wala c'est-à-dire connaissance la boo xamante ni ëpp na 20 ans donc ñu xam ko ni mu mel nii la mës a mel gëm boppam fonk boppam mais également gëm liggéey et je pense que c'est l'occasion tey de lancer un appel à la jeunesse thiessoise politique du métier politique du métier soo ko defee métier li mu lay jural mooy di nga ànd ci loo xamante ni yow ci sa bopp gëmoo ko di nga bëgg a def loo xamante ni yow ci sa bopp gëmoo ko mais tu es obligé de le faire parce que politique nga def métier su ko defee dañuy sant yàlla bi ñu gisee ndawu Thiès yi ñu ci bëri tey jël ay initiative u liggéey créer emploi dañ ciy sant yàlla et je pense que loolu mooy yoon bi parce que dëkk bi pour ñu defar ko il faut kenn ku ci nekk ñëw ne lii laa indi apporter ko pour sama dëkk yooyu yëpp bu ñu ko dajalee mooy tax suñu dëkk jëm kanam maintenant tey ñëwuñu fi pour politique moo tax interpellation yi bëri na ñu bëri wax nañ mais puisque tey vraiment dañu ñëw pour lancer Carrefour Média nga xamante ni dañ koy ñaanal yàlla barkeel liggéeyam ba fi ñuy dégg site ak télé yu mag yëpp ñu dégg fa Carrefour Média donc du ñu yem rek du ñu def lu dul yem ci loolu ba ñu am occasion wala am yeneen yi jotaay yoo xamante ni loolu la laaj ñu soog ci wax maa ngi leen di sant baax di leen gërëm merci beaucoup. merci beaucoup bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jël kàddu gu di nuyu képp ku fi teew comme présentateur bi nee na nañ gàttal mais vraiment bëggoon naa jaar ci tur ñi fi teew ñëpp benn par benn mais comme waxtu bi daf ñoo xoj mais daal maa ngi nuyu ñëpp di remercier Chérif comme sama prédécesseur nu mu ko waxee léegi rek tout à l'heure Chérif daf ma woo man itam téléphone ne ma vraiment dama am événement sa carte fi mën na ko Chérif entre des gens qui se respectent et qui s'estiment vraiment ay carte d'invitation mun naa ñàkk boo leen gisee loolu lu ko waral c'est parce que man dama bëgg nit ko am fulla ak fayda te Chérif li ma gis muy liggéey fulla la ak fayda la professionnalisme la parce que jamono ji ñu toll dafa nekk jamono ju yàqu dañuy faral di gis une certaine presse alalu àdduna wala un intérêt matériel que ce soit dina tax tey jii nii ñu wax la nga xam ne seen gàccaay àdduna la seen gàccaay alaaxira la loolu nag dalul Chérif moo tax liggéey bi nga xam ne moo ngi koy liggéey vraiment ñoo ngi ko ci ñaanal yàlla di ko remercier di ko encourager tey jii nii bu ñu xoolee toute la crème thiessoise ñoo ngi fi woon malgré les événements yi nga xam ne tey am na ci biir Thiès parce que tey dëkk bi yëpp ay événements la mais boo xoolee ñi fi teew yëpp nga xam ne kon Chérif nit ñi respecté nañ la loolu nag yaakaar naa boo ko jàngatee war nga mun a gën a góorgóorlu ci lépp li ngay def te xam ne fulla ak fayda ak professionnalisme lu mu la mayul dara du la ko may en tout cas on est de tout cœur avec toi di la ñaanal yàlla sa entreprise bi yàlla dem ba may la ay télé parce que yàlla mun na ko patron yi nga jot a jaar seen loxo Doumbouya ak Sey Latir wax nañ lu rafet ci yow ñaanal nañ la et puis voilà le monde appartient à tout le monde et que le soleil brille pour toi merci beaucoup jërëjëf DJ. jaar gi ci taar rek sëriñam ba sëñ Babacar Si lañ lay wax moom la tubaab bi ni woon l'homme au manteau vert aux oreilles légendaires l'éducateur exceptionnel gaay borom si jëm gaar sëñ Babacar Si la gëm Bakar rek dara maan amul ku ma caam bëgguma pend ak paate pend xaaral bokku jot Habib mu sëriñ Babacar Si mi jàppale jeunesse bi mi jàppale groupement yi Habib kan kàddu gaa ngi noonu. salaamaaleykum sa sant di nuyu sama frère yi nga xam ne ñoo nekkandoo du ma ne on est des leaders mais on est des frères on est là pour Thiès il y a un frère parmi nous kon ni ko Sali waxee on n'est pas en phase de créer de liggéey mais on est en phase de créer des emplois te je pense que ni
chaque jour nit ñi bu ñu xëyee ñu ngi ciy dox képp ku xëy suba ba ngoon jot yaa ngi ñaan yàlla créer jël ay nit ñu liggéeyal la waaye ñaanoo yàlla liggéeyal nit mais nag wërsëg yemul jàmm pexeem bur yàlla ak la muy dogal je dis à haute voix que ni Thiès jeunesse bi man maa war a nekk seen royukaay bu ñu xoolee fi ma jaar ak fi ma toll jommul kenn dara jommul kenn dama mos a wax sama benn xarit mu ne ma fi nga taxaw nii nit ñaa ngi wax ma ne ko nee leen nan daw ta dem ndax bu ma ñëwee dañ may seen dët ñi ma gis kon gëm naa ni képp ku gëm ni dina baax dina mës a baax li tax muy baax nag mooy yéene ñëpp jàmm ku am yéenewu kenn jàmm sa dara du baax nit da nga yéene nit jàmm am jàmm sa mbir dem ci jàmm je pense que ni ñun on est dans cette phase tey Chérif li mu woote nii say latir dox na wax bu am solo que ni média du affaire jaaxal média du affaire complexe ku mu neex nga faral ku la neex mais booy liggéey yamaleen ñëpp liggéey dafa war a ànd ak indépendance d'autant plus ñu ni presse liberté tey ñi fi nekk ñëpp d'habitude bu ñuy xool dans mes cérémonies dama naan presse bi yëpp laa invité awma kii mooy ñëw wala kii mooy ñëw dama naan arma woon ñëpp su may def benn sortie dama naan wóolu ñëpp c'est-à-dire je peux pas avec ces personnes mënuma satisfaire ñëpp mais dinaa def de telle sorte que ku ci nekk di nga ci mën a gis sa bopp ba ku ci gisul sa bopp sax bu ci gisee moom mel na ni gis sa bopp kees la ko ñu ñëw wàññi boo gis ci benn lay commencé tey Chérif moo def lii Chérif mook Pape Doumbia ñoo commencé la woon Pape Doumbia Chérif xam yoon bi wan ko mais Chérif ba mu demee ba wan ko yoon bi wuti yoonu boppam dañuy ñaan yàlla nga dem ba jéem koo dab moom it mu jéem a dab ñi ci kanam loolu mooy solo ndax mënoo départandoo nit eggandoo course boo gis noo dem mu am premier ak deuxième ba ngeen di jóg nag di ngeen ko defar yaa ko defar suñu borom gi jiital la ko tey yow ñëw nga jiitu nga say morom dañuy ñaan moom it mu egg au top yow nga ñëw topp ci ginnaawam ba mën a egg au top parce que loolu la ñuy ñaan ñëpp kees nag ñor ni ñor boo xamante ni man dama daan du wax toujours ci affaire politique parce que suñu dëkk bi du politique ko lal parce que li ñuy def bu doon ci politique lañ koy lal ku ci nekk di kon du am na koo xam doo ko dimbali mais ñun ñi ñëpp toog di dimbali que ce soit Malay que ce soit Pape Doumbia que ce soit quiconque mu ngi dimbali ku ànd ak moom kon nit booy dimbali ku ànd ak yow wóoroo ci moom loo xamante ni moo lay yokk ndax kuy wut ndomba tànk ku ne dañ ne la wutal mbooloo te boo amul mbooloo doo ko am rawatina nag ngay dimbali koo xam ne ànd ak yow kon jàpp nga ni yow da ngay def te yàlla tax kon loolu ñuy def ni te yàlla tax na doon dëgg ci ñun ñi nga xam ne ñoo ñuy wut si tamit nañu fexe ñu bañ ñu xàjjale parce que l'élection ak xëccoo day wees te bu weesee ñoo fi des je pense que ni élection jàll na fi jàllate fi te bii di ñëw dina jàll te mu jàll ñu am jàmm wér ak gudd fan am xéwal moo gën mu jàll ñuy ñeewoo wala ñuy ñàkk ñuy dugg ci ay jafe-jafe yàlla nañu yàlla musal ci loolu ñun ñëpp ñu am nekk benn ki nga xamante ni mooy suñu borom war a jiital tànn borom a koy def ñun la noonu sax wut rek bëgg dañ bëgg mais kii jiitu suñu borom tànn na li ma doon wax Ahmed nii mën na ko seede mos nañ toog ñuy waxtaan ma leen Macky Sall sur 14 millions d'habitants yàlla tànnal ko boppam moom kese ne ko jiiteel ku ko song ku nekk yàlla nga mën a far képp ku fi jiitu yàlla la fi teg képp ku gëm ni nag yàlla la fi teg amoo looy tiit kon ñun ñëpp nañu ànd nekk benn le moment venu ki nga xamante ni moom la suñu borom tànn borom xoolee xel yi ñëpp ku yor carte suñu borom da def sa xel nga dem ànd ak Malay wala nga ànd ak Pape Doumbia wala nga ànd ak keneen koo xam ne moom nga àndal je pense asalaamaaleykum waa saal bi ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant di jox ñëpp seen cër di nuyu promoteur immobilier muy Habib Kane PDG Pape Doumbia Thiès Prestige président Thiès ca kanam responsable politique affaire Moulay Diop ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare ñu ñëwal fii jàmbaar koo xamante ni jarul sax ñu koy tudd fii ci Thiès yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko mu am diggante coloré ki nga xamante ni mooy Chérif tey Chérif dañoo kontaan bi ñu ñëwee toog dañoo dégg ci sa ay mbokk ñu ne nit ku am fulla nga nit ku am ku mun a bañ nga
yaakaar naa ne loolu moom mooy base u Thiès muy patriote. ñun dañoo gëm li nga xamante ni moom mooy lépp loo nga xamante ni ci li nga nekk nga am ci fulla ak fayda. ñun nag wax ci mën naa bañ a bari ndax kiñ fi yebal mooy El Hadji Mor Gueye sopp na bi bu Thiès nee na moo ngi lay sant bu baax. tey dafa xat fan yëpp mu nekk ci ay voyage ba jotom mayu ko yu bare bari mu ciy ñëw mu lay wax ni mu ngi lay gën a encouragé ndax àdduna kenn moomu ko ñun ñëpp bu ñu fiy ñëw ay yar mën ne leen fiy ndaale kon soo gëmee sa bopp rek lu ne mën nga ko am di la ñaanal média bi nga xamante ne mooy Carrefour Média yàlla na bokk ci média yi nga xamante ni yu gën a kawe ci àdduna te incha allah dina am ndax gëm-gëm rek moo fi am. di nuyu soxna yi nga xamante ne ñoo ngi fi dañuy jël nuyoo bi jox ko soxna Kàggu Jaañ di ko ziar bu baax di nuyu Pape Silda moom it mi nga xamante ni fekk nañ ko fi muy sunu xarit bi sunu lépp wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. jërëjëf. maa ngi nuyu bu baax ñi nekk ci salle bi ñëpp wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd maa ngi jiital ci nuyoo bi sama xarit monsieur Pape Doumbia waaye di nuyu bu baax ki nga xamante ne mooy Habib Kane waaye di nuyu Ndiaga Diaw Aïda Fall Jarabi kii nga woo nag mooy ki nga xamante ne bii xeebalul kenn bisam muy président Malay Diop nga xam ne tey jii li muy xat-xat-xat tey jii nee na bëgg fàllu bu wootee lu mu jàpp dina ko bàyyi ñëw wuy si ko looloo waral mu ñëw teew ànd ak délégation bu am solo ñëw fekk si xaritam fekk si boppam ndax kat bëgg fàllu lépp loo xamante ne bii Malay woote na ko mu indi caméraam ñëw fa teew fa wane ko te du ko ci laaj benn dërëm waaye noonu la mën a mel kon président Malay Diop mu ñu laa fay waaye ñun ñuy ànd ak ñoom mun ñu laa fay kon nag ñi ngi santaat bu baax a baax a baax a baax a baax mbooleem ñi fi nekk waaye di sant madame Doumbia damay bañ a guddal waaye maa ngi jox kàddu gi surtout la Dior maa ngi jox kàddu gi ki bëgg Thiès maa ngi jox kàddu gi l'espoir de la zone nord maa ngi jox kàddu gi espoir de la zone nord maa ngi jox kàddu gi ki nga xamante ne bii màggal gàmmu tabaski tamxarit lépp loo xamante ne bii askan wi soxla nañ ko tubarkalla macha allah président Malay Diop gar na ci tànk tubéyam kon nag président Malay vous avez la parole. jërëjëf. di la remercier ci opportunité bi nga ma jox ba ma mën a toog jàkkaarloog samay mbokk Thiès saafonte ak ñoom bala ma guddal ci li ma bëgg a wax je tiens quand même à rectifier que c'est pas Malay Seck de l'Alliance des bâtisseurs qui est un frère et ami, mais c'est plutôt Malay Diop, membre de la convergence des cadres républicains, maanaam Alliance pour la République. Chérif yow soo amee événement fokk ñu ñëw ci parce que ñun politique ñu mel ni yow ñooy fësal li ñuy def daanaka li ñu nekk muy le devenir de la cité li ñu nekk mooy lu jëmale askan wi kanam sorewul ak li ngeen di def ndax yéen a koy fësal suñu fierté mooy ñu gis ñu mel ni yow wala ñu mel ni mon frère et ami Pape Doumbia ñuy wane xar kanamu Thiès ci biir Sénégal ba tax na chaque jour ñu ngi xalaat di ñaan seen média yi mën a màgg ba dem ci dimension bi nga xam ni moom la yeneen média yi nekk fii ci réew mi ñun nag ay politique lañ bu ñu fekkee événement yu mel nii dinañ ci profité jaarale ci suñu discours bi ñuy wax tey mooy ñun ñëpp xam nañ ni son excellence le président Macky Sall day ñëw Thiès le 29 ba tax na ñu ngi woowaa Thiès yépp ñu génn teeral ñu ko ndax li ko fi indi suñu njariñ la li ko fi indi suñu njariñ la ndax doomi Thiès ñoo cay jànge ëllëg ngir am ca xam-xam pour defar suñu réew buñ ko dee defar faaw ñu sàkku xam-xam boo koy sàkku fokk nga jaar ci njàng te duñu jànge fenn fu dul ci école wala université
son excellence Macky Sall kon war a teew Thiès ànd ci ak la mouvance présidentielle te boo waxee Thiès nag sa xel day dem ci suñu xarit yi nga xam ni ñooy waa réew mi ñu leen ci woo ñoom tamit te am nañ yaakaar ni dañ ci am taxawaay bu am solo ndax ñoom jigéen nañ président Macky Sall ni ko Yankhoba doon waxee rek nee na Macky boo ko soree doo ko xam boo ko jigee xam vision ba kon alhamdulilah bañ ko jigee ba xam vision ba nangoo topp ci ginnaawam ànd liggéey Sénégal Chérif maa ngi lay sant di la gërëm di la encourager ci li nga nekk ndax li nga nekk yaa ngi ciy def emploi muy benn muy ñaar te loolu la président Macky Sall woote ndax gis nañ fan yi génn mu def conseil présidentiel bu mag sur l'emploi et l'insertion des jeunes kon bu ngeen nekkee fii ci Thiès di ubbi seeni entreprise ngeen dem dans l'audiovisuel ou bien dans ñu mën ko wax ci médias yi nga xam ne dañ koy jaarale ci internet yi di ci jël maa xam benn nit wala ñaari nit kon yéen aussi yéen a ngi participer ci li nga xam ne moom la borom réew mi wax kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais maa ngi nuyu également suma mbokku Thiès yi ma fi fekk yépp mënuma lim parce que Thiès ñi fi dëkk ñépp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mën nañu bañ a bokk vision mën nañu bañ a bokk conviction mais nous restons des frères et sœurs maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup wa rahmatullahi taala wa asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ci barab bi ngir lancement officiel bi nga xamante ne mooy Carrefour Média sincèrement xalaatu woon sax jël kaddu ndax bi ma ñëwee dama nekk à l'écart parce que deret dafa jege lool te comme ñu nit dañuy def politique wax dëgg yàlla mësuñoo feeñ ci Carrefour Média 2 ans yëpp sorties yi ñu def yëpp ci Thiès Prestige lañ koy defee te am nañu rakk boo xamante ne mu ngi ci te mënoon nañu utiliser moyen boobu pour mu nekk moyen de propagande mais bàyyi ko ak liberté am moo tax mësuñu feeñ ci Carrefour Média yàlla xam na ni kàddu gi daf ma bett lool waaye maa ngi nuyu ñi nga xamante ñoo fi nekk yëpp ndax ñi ma fi gis ñëpp samay xarit lañu samay am di jàmm ñu séq jàmm joxante cër respecté ñu nekk ay kilifa ci dëkk bi kon vraiment képp ku fi teew moo xam nga ñëw dem moo xam yaa ngi ñëw ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu famille Serigne Gallo Mbaye ak Soxna Khoudia Diakhaté vraiment Chérif sa famille kontaan nañu ñu ngi lay ñaanal nga am ndam ci lii nga sumb yàlla na la ci yàlla defal ndam bu baax a baax fa nga bëgg a yegg yàlla na la ko suñu borom defal ci barke Serigne Fallou mi nga xamante moom nga yaakaar ak sa barke maam Serigne Makhoudia Mbaye ma ca Longoor ak sa barke maam Mewndu Jaxate bi nga xamante ne moo bokk Serigne Saliou Mbacké bokk sëñ Abdoulaye sëñ Chouaïbou bu yàlla na yàlla defal ndam ci lii du nuyu tamit suñu soxna yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ak suñuy sœur nuyu sama xarit commandant Sati ñoo ànd ak suñu frère Abdoul Aziz Fall ak képp koo xamante ne ñun ñoo ànd ci délégation bi ñëw maa ngi lay nuyu di la ziar vraiment bugguma lim kenn parce que ñëpp laa xam te su ma ci limee il faut ma am ñu ma fàtte Pape Doumbouya maa ngi lay remercier bu baax jël naa remerciement bi nga teg ko ci loxo Habib Kane mu jàll ci ñëpp di la dénkaat Chérif Sarak nga gën ko encourager gën ko jàppale parce que xam naa ne nit ku baax nga te ñu ngi teg suñu bët ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg pluralité politique am na diversion politique am na waaye Thiès reste toujours Thiès te boo leen xoolee événement yi fi passé ci mois de mars mën nañu Thiès rek moo fi amul ay édifices publics yu ñu lakk ndax tey jii gëm naa ni tey jii nii ñun Thiès ñoo war a defar réew mi te bu ñu bàyyee xel ci administration sénégalaise 60% de l'administration sénégalaise ay Thiessois ñoo ko téye 60% de l'économie sénégalaise ay Thiessois ñoo ko téye ci industrie tey boo xoolee tey ci wàllu art 90% ci art ci Sénégal ay Thiessois ñoo ko téye ci wàllu diine ji képp kuy def tafsir wala ngay def lépp luy diine waa Thiès ñoo ci mën ñoo ci raw dem nañ ci télévision yi nekk fépp kon Thiès suñu joxatee suñu bopp def une concertation locale pour sensibiliser les sensibilités yi nga xamante maanaam mooy fexe ba capacité intellectuelle yi nga xam moom la am ñu boole ko wallahi Thiès mën na gën a jëm ca kanam Thiès Carrefour la
boo xamante ne c'est un carrefour local régional départemental national international te tey boo xoolee tey infrastructure yu bare bare yu fi am nit mën naa juddoo Thiès jàngee Thiès yaroo Thiès liggéey Thiès tekkee Thiès te du génn dem soxla ci feneen kon loolu ñu ngi koy santee suñu borom di ko santee suñu kilifa ga le président Abdoulaye Wade di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi toog ci jotaay bi bugguma guddal Papis ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax depuis RTS ba léegi mën naa ni sa premier auditeur laa woon yàlla na yàlla defal jàmm bu baax a baax Bas dégg naa la jërë ngeen jëf. jërëjëf tàccu leen ko bu baax a baax sama wasir doon Sëriñ Bamba neex mu fal la ba ngay fale kii mooy saa ibul fadala hawal fadailu maalam yahwi ahadun ku dem fa moom xam ne kii mooy saa ibul fadala Sëriñ Fallu raw na mboolem ñi fi yaaram ci wàllu ne soodaani ak baydaani fóorey naari laaj seen nanu la Sëriñ Fallu Mbàkke maamam sëriif la bun sëriifun tuuma jublu la ku fi gën a bëgg Sëriñ Fallu Mbàkke du xotti saatir Sëriñ Fallu du tas yaakaar Sëriñ Fallu du daw ko laaj ku laaj mu may la nga giijal Sëriñ Fallu xanniyu la ana Muhammaduna al Muxtaaru maa la ko way yow Seexuna Fallu yaa moom yëf yi may ma ci la lawlaaka Sëriñ Fallu lawlaaka Sëriñ Fallu lawlaaka Sëriñ Fallu xee wali wali kon bun walwalete nan way Seexuna Fadala jërëjëf ci bis bi ñu ngi lay nuyu am wuyul monsieur Abdou Kane kon jërëjëf léegi nag na ñëpp taataan ñu déglu borom bis bi kàddu gaa ngi noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ci yonent bi ñu ngi sant Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool di gërëm di sant bu baax ñi fi nekk ñëpp jot amul wax dëgg yàlla gis naa engagement bi ngeen jël ndax man mu xeeba di mii ngeen xamante ne sacrifier ngeen seen temps pour man bien vrai que ne xat-xat yi tey bëri na programme yi bëri nañ mais da ngeen a bàyyi seen lépp wuy si ma maa ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di gërëm di sant maa ngi sant samay soxna di ko tàmbalee ci sama aaw buuru këram mi nga xamante ne moom laa tuddee Ndindi sama ñaareel bee nga xamante ne macha allah moom Kumba Penda Sarr di sama chargé de communication ñu koy woowee Xelkom di leen sant bu baax a baax parce que jàppale nañ ma trop wax dëgg yàlla ñoom ñoo ma épaulé ba ma yegg si fii ñoo ma épaulé ba ma yegg si fii donc aw ma seen gërëm di ñaan yàlla motali yéene yëpp rek maa ngi sant tamit président Pape Doumbouya yow moom dama lay beral cant dénk la Serigne Fallou sama waa ji parce que wax dëgg yàlla tey bés bi dafa kawe ci man lool parce que bi ma xëyee suba mu taw benn instant tour naa ay rongoñ ay xéewal ma xam na ne man am naa lu ma jëflanteeg Serigne Fallou parce que lii ni dul ndaw benn instant nag dem naa ba toog ma ne est-ce que nit ñi dinañ ma wuy si ba si yàgg ma dellu si waat ma xam na ne man alalu Serigne Fallou laa te waruma tiit waruma ragal Serigne Baara waxoon na ma ko bul gestu doxal rek lépp sa kanam dina oyof dina yomb trop incha allah ma leen di jaajëfal bu baax di remercier waa presse bi di leen remercier bu baax Khady présidente maa lay gërëm bu baax Frédéric di beral cant ak ngërëm koo xamante ne ba ma tàmbalee ba tey wax dëgg fa yàlla am bàyyiwuma benn yoon mooy Cheikh Camara di sama grand boo xamante ne dama bëggoon ñëpp tàccul ma ko Cheikh dama bëgg ñëpp tàccul ma ko dafa jël engagement léppam ne ma dama lay jàppale fépp foo jëm dinaa la jàppale incha allahu rabbi ba ñëpp teg la bët te depuis bi mu ko waxee ba léegi y a 1 an et demi wax dëgg yàlla seetaanu ma moo tax bi ma waxtaanee ak moom ma ne ko damay def sama lancement officiel te yow laa yaakaar ne war naa laa mën a def sama rédacteur en chef mu ne ma incha allahu rabbi loo ci bëgg rek ma ànd ceeg yow mi ngi ne la toog maa ngi koy jaajëfal di ko sant bu baax a baax di gërëm tamit équipe bi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo ma jàppale ba ma taxawal lii di sama équipe technique di sama journaliste Aminata Mbaye Yaaram maa ngi lay gërëm bu baax Aliou Diédhiou maa ngi lay gërëm di la sant sa engagement ak sa détermination parce que bu la neexoon nga dem ci yeneen i média wala nangam ak nangam mais defoo ko da nga bàyyi sa lépp ñëw ci man Ndiémé Ka maa ngi lay ziar bu baax di la jaajëfalaat parce que tamit li nga ma wan gis naa ne engagement bu mat sëkk la ki nga xamante ne moom mooy Khadilo di sama animatrice culturelle di animé ëttu ndaanaan yi ñëpp xam nañ ko Khadilo mi ngi ne la toog ci ginnaaw depuis ba ma tàmbalee ba tey
musta dellu ginnaaw am na ay propositions yu bëri yoo xamante ne proposé nañ ko ci liggéey bi mais dane ma du ma la bàyyi tant que newoo ma arrêté du ma arrêté ma koy sant di ko gërëm di sant kilifa yi nga xamante ne déplacé wu nañ ñoom ñëpp ci politique mënumaa lim su ma limee nag damay juum wax dëgg yàlla parce que tey Thiès ñëpp wuy si nañ ma di santaat bu baax di gërëm aw ma seen fay di ñaan yàlla wane la waat ñu ci jàmm ba li ñuy waajalaat incha allahu rabbi ci décembre bi loo xamante ne benn distinction lay doon dinaa sargal képp koo xamante ne incha allahu rabbi fii la nekk biir Thiès te teewal ma fii ñëw ñi mënoon a ñëw ñëpp tamit ñëwuñu dinañ leen sargal incha allahu rabbi presse bi aw ma seen fay di santaat di gërëm tamit waa hôtel bii di Grand Hôtel madame Sylvie maa ngi lay sant di la gërëm parce que temps bi gudd na bu la neexoon nga ne ma heure bi li ñu la joxoon dépassé nga ko wala nangam nga nangam te jàppale nga ma ci bu baax a baax may santaat bu baax di gërëm bu baax a baax jërë ngeen jëf. jërëjëf. loolu dama ne woon sax du ma lim mais tamit gis nañ li ñu naan tàggee boo gis am na jàppal diw sama sista Marème Aïssatou Fall yow moom maa la bëggal sama bopp moo tax ma xool ba mu doy ma ne la yow laay def sama marraine d'honneur maa lay sant bu baax a baax santaat naa xol bi daal moom fees na daal nañu ñaan yàlla daal incha allahu rabbi lii nga xamante ne tey jii sumb nañ ko suñu borom kàttanal ñu ci tey ba Thiès ñëpp gis ci seen bopp incha allahu rabbi Carrefour Média nag nday ji Cheikh lay tëddee incha allah comme ni ngeen ko bëggee rek noonu lañ koy defee jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Saliou Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax a baax.